بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن صاحب الختمية والكتمية ممد الأولياء والأقطاب سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه وأهل محبته رضوان الله عنهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen ko baal di ñaan yàlla nañu yàlla boole baal yàlla nañu yàlla nangul suñuy jaamu yàlla mu bari mu néew yàlla nañu yàlla jéggal suñuy ñaawteef mu bari mu néew yàlla nañu son borom boole ci ñi nga xamante ni day kontaan ci ñoom fii ci àdduna su ëllëgee tamit mu bokk ci ñoom ci ñoom kontaan ci ñoom ëllëg ci kanamam moom borom bi tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal yàlla tamit mu yërëm xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yépp góor ña ak jigéen ña mag ña ak ndaw ña ña njëkk ak ña mujj ña ca jub ak ña ca dëng ñëpp yàlla na yàlla boole leen jéggal yàlla na yàlla baal leen yàlla na yàlla suturaal leen yàlla na yàlla subhanahu wa taala jéggal suñuy ndey jéggal suñuy baay jéggal suñuy maam jéggal suñuy soppee jéggal ñi ñu jàngal jéggal suñuy xarit jéggal lépp lu taq ci ñun ak képp ku taq ci ñun ak néew julliti bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee tamit ñoo ngi ñaanal tamit mbokki jullit yëpp képp fu mbokk mënti nekk ci kaw suuf nekk ci ay xat-xat amul fenn fu muy jooytoo amul fenn fu muy mën a dem tabaarakallahu ñi nekk ci àll bi émigré yi ñi nekk ci àll yi nekk ci désert yi nekk ci yoonu liggéey yi ñi nekk ci tabaarakallahu kenn ku ci nekk daal fa nga nekk sama borom xam na gis na yëg na lépp yàlla na sama borom teggi tiisi saafara jàngoro yi te yéwénal suñuy àdduna yéwénal suñu àllaaxira jox ñu suñuy càkkutéef yëpp yi ñu ragal yëpp yàlla ñu ko yàlla dàqal ci zahir ak ci baatin bi jaahi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu tey dañuy tàmbalee wax dëgg yàlla direct bi ci nouvelle boobu nga xamante ni dafa dal ci njabootu al cheikh alxaaji Omar al Fuuti Taal radiyallahu taala anhu yëpp tabaarakallahu ñu leen di jaal bu baax a 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 baax di leen jaal bu baax a baax a baax ki nga xamante ni mooy Sayida Madina Sow bi nga xamante ni fa tabaarakallahu tey jii ginnaaw ba mu feebaree ñu yóbbu ko principal ci Dakar macha allah ci la faatu tey jii tabaarakallahu ñu ko doon toppatoo ca Thiès tabaarakallahu ñëpp xam nañu Adja Madina macha allah ne soxnas waliyu bu mag boobu di cheikh alxaaji Mouhamadul Habibu Muntaqa Taha cheikh Umarul Fuuti radiyallahu taala anhu ca Mbambara ca Thiès macha allah ñoo ngi koy jaale njaboot cheikh Umar yëpp à sa tête tabaarakallahu cheikh Mouhamadul Bachiru Muntaqa Taha cheikh Umarul Fuuti di ko jaal waa Louga yëpp waaye di ko jaal tamit doomam ju baax ji nga xamante ni tabaarakallahu mooy taawam di sëriñ As Taal As Habibu Muntaqa Taha Cheikh Umarul Fuuti di ko jaal waa Dakar Cerno Madani ak ña fa nekk ñëpp waaye di ko jaal tamit waa Hoore Ñiwo di ko jaal waa Mali di ko jaal waa Bandiagara di ko jaal njaboot Cheikh Umar yi nekk ca Niger yi nekk ca Nigeria yi nekk ca
tabaarakallahu Tchad ña nekk Égypte ña nekk ba Saoudia képp kuy njabootu Cheikh Umarul Fouti ñoo ngi lay jaal waaye ñoo ngi ñëw ba fii ci France tamit di ko jaal soxna Aminata Bachiru Muntaqa Taha Cheikh Umarul Fouti tabaarakallahu nga xamante ni tabaarakallahu mooy taawu Cerno Bachiru tabaarakallahu moo ko soxna Madina rakkam ju baax ji macha allah ñoom ñëpp ñoo ngi leen koy jaal di ko jaal njabootu Cheikh Umar yëpp tabaarakallahu ndax njabootu Cheikh Umar lu taq ci moom rek lu am ci moom rek lu dal ci moom rek waaw muy lu neex muy lu naqari rek tabaarakallahu moom ñoo ngi koy yëkk zahiran wa batinan ñoo ngi ñaan yàlla na yàlla yeesal yërmande soxna Madina Sow tabaarakallahu ñaanal ko yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na dajeek sëriñam ba sëriñ Habibu Cerno Habib Muntaqa Taha Cheikh Umar yàlla na dajeek baayam ba bi di Cerno Muntaqa Taha Cheikh Umar dajeeg maamam ja Taha Cheikh Umar dajeeg Cheikh Umarul Fouti radiyallahu taala anhu tabaarakallahu yàlla na yàlla bàyyi fa njaboot ga fa des sëñ As sëñ Maxtaar Cerno Maahi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaale képp ku bokk ci Cheikh Umarul Fouti góor ak jigéen ak mag ak ndaw yàlla na yàlla gëjal loolu ca kër ga kilifa ya fa des commence Cerno Bachir ba tabaarakallahu ki mujjee judd ci njaboot Cheikh Umar ñoo ngi leen di ñaanal yàlla may leen gudd fan may leen wér may leen sutura may leen yokku ak yëkkatiku ci zahir ak ci baatin bi jaahi seydina wa nabina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dañ ne woon loolu la ñu ubbee jotaay bi ngir tabaarakallahu fàttaliku jigéen ju baax jooju ju sell jooju ju set jooju jigéen ji yiw jooju nga xamante ni tabaarakallahu ñun xam nañ ko tabaarakallahu fekk nañ ko ba tàyyi Cees Mbambara ziar ko set ko mu bëggoon Alaaji Muniru lool fonk maam Amidia bëgg soxna Awa Samb sunu ndey bëgg kër ga yëpp wax dëgg yàlla fekk nañ ko ba tàyyi tamit ca ziara Louga bi macha allah ñu ziar ko set ko am nañ sax ay photo yu ñu ànd ak moom xam naa ne ñoom seen benn dinañ ko génne macha allah ñëpp xam diggante bi ni mu doyoon waar macha allah ñoom sëñ Bàcc Seck ñoo nga xamante ne at mu jot ñooy dem foofu di xitma ñoom ñëpp ñoo ngi leen koy jaal di ko jaal njabootu sunu baay alxaaji Jibril Gassama yëpp tabaarakallahu ci jiitalu sëñ Mamadou Gassama waaye nag ñu beral ci ki nga xamante ne moo bokk ci kër njabootu Cheikh Umar di fa sëy muy soxna Binta Gassama bintu alxaaji Jibril Gassama bintu soxna Zeynabu Njegéen bintul xaaji Mouhamed Njegéen bintul xaaji Ahmad Baro tabaarakallahu soxna Binta ñoo ngi koy jaale bu baax a baax ndax tey gorom moo dem ñoo ngi ñaan yàlla na yàlla yërëm ko yàlla jégal ko yàlla baal ko yàlla suturaal ko bi jaay seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu profité waale ñaanalaale jigéen ñëpp nag ñaanalaale àdduna bi yëpp ñaanalaale jullit yëpp ñaanalaale ñi dem ñëpp yàlla na yàlla jégal ñu suturaal ñu àdduna ak àllaaxira bi jaay seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee mbokk yi yaakaar naa ñëpp ñoo ngi doon xaar waxtaanu tey bi nga xamante ni yaakaar naa mooy li ñuy wax mooy xolu waxtaan wi macha allah ndax nit tamit wax nañ ko ay yoon jàngale nañ ko ay yoon yaakaar naa leçon bu siiw la bu ñëpp xam la mooy jullit daal warul def dara lu dul war naa xam lan la ca yàlla laxas ca biir ci ay secret ki mbóot te loolu kenn mënu koo décortiquer ku dul sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala gaa yi nga xamante ne ñoom dañoo naan ci leeru sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallahu loolu moo tax démb ñu waxtaane woon doon leeral li nga xamante ni mooy julli ñu leeral julli fa tabaarakallahu doole ji mu am ak taxawaay bi mu am ak valeur bi mu am ak représentativité ak représentation bi mu symboliser ak cër bi mu am ñu wax ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni moom la mujjee dénkaane moom sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ko ci Cheikh na Ahmad Tijani nga xamante ni dafa wut ay garde fou sax pour julli gi di rafet fu mu toll nee nañu Cheikh Tidiane dem na ci benn jàkka jullee fa imam ba ñu wax ko ne ko Cheikh Tidiane radiallahu anhu mu ngi ci biir mbooloo mi mu rafetal julli ga lool rukoo ya rafet sujjóot ya rafet fatiha ba rafet saar ya rafet ba ñu mu nuyoo Cheikh Tidiane dana ko ahakada kulla yawmin ndax ni nga jullee mu rafet nii rukoo yi rafet sujjóot yi rafet tari bi teey dal julli gi am ak toroxlu ci kanam yàlla ba chaque jour nii ngay jullee waaw loolu ishaara la junj la question boobu Cheikh Tidiane laaju ko imam boobu déedéet Cheikh Tidiane moo ngi ko bëgg a laaj taalibeem yépp ne leen
julli gu rafet gi nga rafet gi nga julli ca jàkka ja wala nga julli ko ca mbooloo ma mu rafet lool rukoo ya mat sujjóot ya rafet mat lépp mat ndax bis bu nekk noonu ngay jullee sooy julli yow dong loolu mooy maanaa laaj boobu Cheikh Tidiane moo ngi koy laaj taalibe yëpp ndax yaa ngi rafetal say julli ndax yaa ngi def rukoo yu rafet yaa ngi def sujjóot yu rafet ndax yaa ngi teey ndax yaa ngi dal yaa ngi toroxlu ndax yaa ngi yëg doole yàlla ak darajaam ak maqaamaam ak rëyaayam moom yàlla subhanahu wa taala ndax yaa ngi yëg sa wàññeeku sa matadi sa ñàkk xam sa toroxte say bàkkaar say manquement say taar say défaut baa yaa ngi ko yëg sa kanamu borom ndax yaa ngi yëg ni ku insignifiant nga ku ñàkk xam nga ci sa kanamu borom waaw kay gis nga lii la Cheikh Tidiane di laaj ndax yaa ngi koy def ci julli ñëw nañ ba wàcc ci Cheikh Umarul Fouti radiyallahu anhu nga xam ni kaawteef gi mu njëkk a def ci ndar dafa taxaw gaa yi ne ko mun leen penku baa ngi ñu ne ko déedéet fii du penku bi Cheikh Omar yatam bu tedd yi moom la génn fëgg ko ne leen kaaba gaa ngi ndax man ba ma dalee dem kaaba boobu amaguma sax tur boobu tuddaguma sax Umarul Fuuti ruux rek laa woon daan dem di julli ci su ko may waxtu kon du tey jii ngeen taxaw fii naan da ngeen may jéem a jàngal fan la kaaba féeteeg ak fudul kaaba fan la kaaba féetewul loolu sax dama ko wax gaa yi man leen ishaara rek la waaye am na ñoo xamante ne ñoom seen bopp ñooy kaaba gi ñoom seen bopp su ko neexoon mu jël yat wi fëgg ci boppam ndax am na ñoo xamante ni fu nekk ñooy kaaba gi waaw kaaba gi moo leen di wër waaye ñoom waruñu kaaba gi yàlla ñu ci yàlla boole moo ngoog fa tabarakallahu ma jël exemple maam Cheikh Alhaaji Malick radiallahu taala anhu ci distance bi mu daan jox mooy duggee jaxaaw ba kër maam alaaji ngir joxe waxtoom loolu yaakaar naa exemple bu doy waar la ma jël exemple alxaaji Abdoulahi Niass ni mu fonke woon jàkk alxaaji maam Khalifa Niass ni mu fonke woon jàkk Cheikh Ibrahim Niass ba ci mujjug dundam ni mu daan def ngir fonk jàkk suñu maam alxaaji Abdoul Aziz ni mu fonke woon jàkk suñu maam alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu anhu nga xamante ni lu ëpp juróom benn fukki at waxtoom yëpp ca mbooloo ma la koy jullee sunu maam alxaaji Mamadou Seydou bu Madina Gunaas mook Cerno Ahmad Baro tabaarakallaahu nga xamante ni dañoo lijjanti sax benn xew toppatoo ba créer benn événement boo xamante ni fukki fan yoo xamante ni benn waxtu doo ko tardé waxtu yëpp yaa ngi koy jullee ci mbooloo ngir tarbiya nit ñi ci ñuy julli ci mbooloo di rafetal julli ga sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu junj nañ ko moom it macha allah nga gis ko dem na ba sax ba julli ci géej gi ngir lan jàngal taalibe yi ngir ñu fonk julli rawatina nag julli ca waxtu wa rawatina julli ca mbooloo ma yàlla ñu ci yàlla boole su ko defee démb tamit wax nañ leen ne leen julli juróomi julli yi ñu xam ak ak shafa ak witr yi nga xamante ni yooyu mooy naafila yi wax nañ leen ne leen kii njëkk a julli suba ci kaw suuf mooy Seydina Adama kii njëkk a julli tisbaar ci kaw suuf mooy Seydina Ismail alayhi salaam kii njëkk a julli tàkkusaan ci kaw suuf mooy Seydina Yunus alayhi salaam kii njëkk a julli timis ci kaw suuf wax naa leen ko mooy Seydina Isa alayhi salaam wax nañ leen ki njëkk a julli gee ci kaw suuf mooy Seydina Moussa alayhi salaam ki njëkk a julli shafaa ci kaw suuf mooy Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu wax nañ leen ko waaye wax nañ leen ki njëkk a julli witar ci kaw suuf mooy Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee bu dee ci mbokk yi suñ racine li wala njoogu ngeen bind ko en commentaire ngir nit ñi mën cee barkeeloo incha allah ñëpp mën cee jël ma ngoog ñi julli yi juróom-ñetti rakka juróom-ñetti julli yi wala juróom-ñaar bokk juróom-ñaari julli yi nga xamante ni mooy suba tisbaar takkusaan timis gee ak shafa ak witr juróom-ñaari julli yi kenn ku ci nekk ci yonent yi ko def wax nañ leen ko wax nañ leen ko bu dee am na ko mën a bind commentaire nit ñi mën koo barkeeloo dina am solo mooy suba ki ko njëkk a julli mooy fajar ñun moom la ñuy wax Sénégal ki ko njëkk a julli mooy Seydina Adama alayhi salaam ki njëkk a julli tisbaar mooy Seydina Ismail alayhi salaam ki njëkk a julli takkusaan mooy Seydina Yunus alayhi salaam ki njëkk a julli timis mooy Seydina Isa alayhi salaam ki njëkk a julli gee mooy Seydina Moussa alayhi salaam ki njëkk a julli lii di shafaa moom la ñuy wax shafaa ci ñun mooy Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ki njëkk a julli witar mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa loolu bind boobu bëgg naa ñu mokkal ko bu baax a baax léegi nag tey dañ leen a joxoon dig daje ngir leeral kenn ku nekk ci ñoom ci yonent yooyee julli bu ci nekk lan moo tax nga julli ko ma ne leen léegi su ma ko expliquer ba pare
vous allez comprendre pourquoi ci biir intitulé wu titre bi waxtaan wi pourquoi on a écrit que lu tax man maa ko wax ma ne l'abandon de la prière est le summum de l'ingratitude. L'abandon de la prière est le summum de l'ingratitude man maa wax loolu su ma waxee lan moo tax kenn ci lan mooy origine julli juróom-ñaari julli yi yépp mooy julli juróom ak shafa ak witar su ma waxee origine bi vous allez comprendre pourquoi mu junj loolu ci wax ji yàlla na yàlla nangul ñu bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam donc damay tënk li ma wax nii rapidement ci français pour mbokk yi suivre suñu paree léegi jublu ci waxtaan wi incha allahu taala. Donc chers frères en Dieu, chères sœurs, c'est un plaisir encore, c'est un honneur de vous avoir parmi nous à l'occasion de ces rencontres de partage, d'échanges, d'études, d'approfondissement des enseignements qu'on a hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran, Inch'Allah. Hier, on a eu à parler avec vous de la prière et de sa place dans l'islam, mais aussi de sa place dans la vie du musulman, de celui qui croit en Dieu, et toutes les affirmations qu'on a eu à tirer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit que la salat, la prière, c'est en réalité le socle sur lequel repose toute la religion. Si on vient, on arrive à dissoudre, à faire partir, à éliminer la salat, la prière, on dissout, on perd, on élimine tout ce qu'on a dans la religion. Donc la prière, c'est la base, c'est la base fondamentale de la religion musulmane. C'est pour cela que même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les enseignements de la jurisprudence islamique, la prière incombe aux croyants, aux musulmans, jusqu'à sa mort. On prie dans toutes les situations. On prie dans toutes les situations. Même si on n'arrive plus à prier avec son corps, on te demande de prier avec tes yeux ou bien avec ton esprit. Donc la prière, c'est une obligation, c'est un devoir, c'est une charge spirituelle qu'Allah nous a donnée et qui nous poursuit jusqu'à la fin de notre existence. Même le jour du jugement dernier, le premier acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura à poser, c'est la prière. Il va faire un sujoud. Il va faire un sujoud dans lequel il va glorifier Allah, il va lui rendre grâce, et c'est à partir de ce moment que Allah lui dira: lève ta tête, ô Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Donc la prière continue jusqu'au jour du jugement dernier. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que la première chose qu'on va juger, qu'on va examiner, qu'on va regarder, le premier registre qu'on va regarder le jour du jugement dernier, c'est le registre dans lequel sont répertoriés, sont écrits, sont notés, sont écrites, sont notées les prières. Donc si ce registre a un avis favorable, a une note honorable, donc Allah, il dit: ne regardez pas les autres registres. Mais si il y a des problèmes, on dit: on va regarder sa shahada, on va regarder son ramadan, on va regarder son hajj, on va regarder son pèlerinage à la Mecque, son hajj, on va regarder sa zakat, on va regarder ses sadaqat. Mais si ton registre qui contient tes prières a un avis favorable, on ne regarde plus le reste. C'est comme je disais souvent quand on faisait la troisième, avec les classes scientifiques, les classes littéraires. Je disais par exemple un élève qui est en S1 ou bien qui est en S1, qui a par exemple un 20 en maths au baccalauréat, il a toutes les chances de passer. Quelqu'un par exemple qui fait S2 aussi, ou bien L2, qui a une bonne note, un 20, un 19 en philosophie ou bien en sciences naturelles ou bien en géographie, ou bien en anglais, celui-là aussi il passe très rapidement. C'est la même chose, la prière, elle a cette place, cette posture, cette envergure, cette station dans la hiérarchie, dans la pyramide des œuvres
que Allah nous a demandé de mener. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit tout à l'heure, avant de continuer la discussion par rapport à la prière, j'ai tenu à rendre un hommage mérité à une dame, masha'Allah, d'une pureté et d'une gentillesse spectaculaire. Je veux nommer Sokhna Madina Sow, qui était, masha'Allah, une femme très connue pour sa piété et son amour pour Allah, pour le prophète, pour Cheikh Tijani, mais aussi pour Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti, car elle était la femme de Tcherno Habibou Muntaka Taha Cheikh Omar Al-Fouti, radiallahu ta'ala anhu. Masha'Allah, on l'a connu à Thiès, on l'a connu à Louga lors de la ziara, avec Batisek, avec les amis qui vont là-bas pour assister Tcherno Astal. Masha'Allah. Masha'Allah, c'est une femme très honorable, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah la couvre de sa rahma et de son pardon. Nous pensons à son fils aîné, à son fils qui est le khalif de Tcherno Habibou, Cheikh Tcherno Astal, qui est le mari à Sokhna Binta Gassama, à qui nous présentons nos condoléances aussi pour la perte de sa belle-mère, Masha'Allah. Mais nous avons aussi une pensée très respectueuse et très pieuse et très fraternelle à toute la famille de Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti, à sa tête Tcherno Bachir ou Muntaka Taha Cheikh Omar, la famille de Cheikh Omar qui est basée à Dakar, Tcherno Madani avec ses frères. Nous pensons à la famille de Cheikh Omar à Horinouo, au Mali, à la famille de Cheikh Omar en Guinée, au Tchad, au Nigeria, au Niger, à la famille de Cheikh Omar, même jusqu'à l'Arabie Saoudite, à la famille de Cheikh Omar ici en Europe, ici à Paris, Sokhna Ami Bachirou Muntaka Taha Cheikh Omar, qui est la fille aînée de Cheikh Al-Hajj Omar, de Cheikh, je me trompe pas, je me suis pas trompé, je veux dire, Masha'Allah, de Tcherno Bachirou, qui est en réalité une projection de Cheikh Al-Hajj Omar Fouti radiallahu ta'ala anhu, avec sa sœur Sokhna Madina et toute la famille de Cheikh Omar qui est basée ici en Europe. Nous leur présentons toutes nos condoléances à l'occasion du rappel à Dieu de Sokhna Madina Sow, qui est la mère de Tcherno Astal, qui était la femme de Tcherno Habibou Muntaka Taha Cheikh Omar Fouti, qu'Allah lui couvre de sa miséricorde. Et nous pensons en même temps et prions pour tous les défunts de la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'Allah leur pardonne leurs péchés et qu'Allah absout toutes les fautes qu'ils ont commises sur terre. Qu'Allah pardonne à tout le monde et longue vie à Tcherno Bachirou et à toute la famille de Cheikh Al-Hajj Omar. Nous présentons nos condoléances au nom de la famille Djegen, mais au nom de toute la Ummah, car tout ce qui touche à Cheikh Omar Fouti vraiment touche au monde entier, parce que Cheikh Omar c'est un homme monde, c'est un homme soleil, c'est un homme qui a une dimension qui traverse les frontières, les temps, les espaces, les couleurs de peau, parce que Allah l'a voulu ainsi. Qu'Allah soit content de lui et que sa baraka reste toujours à côté de nous et nous accompagne dans nos faits et nos gestes par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères en Dieu, hier, on a eu à voir, masha'Allah, la prière dans son entièreté, dans ses dimensions, dans ses démembrements, dans ses manifestations, dans sa place dans l'islam, dans la prière en tant que prière, masha'Allah. Et tout le monde a eu à tirer profit de cette rencontre qu'Allah nous a offerte pour qu'on puisse échanger avec lui en réalité, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-musalli yunadi rabbahu, celui qui prie en réalité, il est en entrevue, il est en audience avec son créateur, il est en audience avec c'est une entrevue, c'est une audience avec son créateur. On a eu à dire hier que le premier prophète a prié ce qu'on appelle Fajr ou Subh sur terre, c'est Sayyidina Adam alayhi salam. Le premier prophète qui a prié le Salat al-Zuhr, c'est Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Le premier prophète a prié Salatu al-Asr, qui est Takusan, c'est Sayyidina Yunus alayhi salatu wassalam. Le premier prophète a prié la prière de Maghrib, qui est Timis, c'est Sayyidina
Isa alayhi salam. Le premier prophète qui a prié Salatul Isha, c'est Sayyiduna Moussa alayhi salam. Le premier prophète qui a prié Salatu al-Shafa, hein, hein, c'est Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le premier prophète a prié al-Witr, c'est le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, on l'a vu hier avec tout ce qu'il y a dedans comme enseignement et orientation venant du plus noble des prophètes, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était pour vous remettre dans le bain pour ceux qui viennent d'arriver et qui ont pris le train en marche, Inch'Allah, qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons retourner au Wolof, mais ne déconnectez pas, Inch'Allah, restez avec nous, Inch'Allah. Après le Wolof, je vais revenir au français pour, Masha'Allah, vous traduire ce que j'ai dit en Wolof, Inch'Allah, concernant le pourquoi hein, de chaque prière, pourquoi le nombre de raka'a pour les prières. Et Inch'Allah, avec la réponse qu'on va donner par rapport à cela, nous tous, vous tous, nous comprendrons, Inch'Allah, que la prière n'est que un remerciement, hein, une grâce qu'on rend à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que j'ai affirmé depuis longtemps que l'abandon de la prière est le summum de l'ingratitude. L'abandon de la prière est le summum de l'ingratitude. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aywa kon ñu dem ci wolof bi incha allah. Kon mbokk yi wax naa leen léegi ne leen ki njëkk a julli ci kaw suuf jullik suba mooy Seydina Adam wala fajar, ñun fajar la ñuy wax waaye fajar naafila la ah bien que soo demee ci yeneen réew yi tamit fajar mooy farata bi ci ñoom. Donc affaire de dénomination la léegi rek Souleymane Boiré sunu mbokk moom sunu soppe boobu ndeysaan moo ngi may laaj diggante fajar ak suba waaw ma ne ko fajar mooy naafila suba mooy farata waaye ma ne ko nag am na ci réew yoo xamante ni ñoom duñu waxee fajar il faut comprendre suba waaw loolu il faut tamit ñu xam ko pour ñu bañ a juum ma ngoog yàlla nañu yàlla dimbali. Ki njëkk a julli fajar ci kaw suuf wala ki njëkk a julli suba ci kaw suuf mooy Seydina Adama alayhi salaam. Ndax histoire bu gudd la waaye dama koy tënk peut-être beneen yoon mën nañu ñëw ñu dugg ci yeneen détails historiques waaye tey dama bëgg rek ñu tënk bu gaaw mooy Seydina Adam keroog bi ko son borom waxee ne ko wàccal ci kaw suuf yaag Hawa dafa wàcc waaye bi mu wàccee daanaka ci xaaju guddi la fi wàcc mu nekk ci lëndëm guddi doy waar gisul bi mu wàccee mënul gis dara ci kaw suuf xamul li ndox la wala géej la wala garab la wala animaux la wala teen la wala séyaan la wala dex la moom daal xàmmewul li ñuy wax janj ak joor xàmmewul dara gisul dara parce que dafa lëndëm këri Seydina Adama nekkoon ci njàqare gu rëy léegi nag xam nga dañuy wax ne ñaari lëndëm moo am lëndëmu timis ak lëndëmu fajar. Lëndëmu timis lu muy gën a dem day gën a lëndëm waaye lëndëmu fajar moom muñal rek lu mu gën a dem rek leer gi di gën a jege loolu moo tax àdduna yàlla nañu yàlla may sutura waaw xat-xat mënta ñàkk waaye suñuy xat-xat na nekk xat-xat yi fajar rek nga xamante ni lu ñuy gën a dem rek muy gën a leer suñuy dund tamit nay mel noonu lu ñuy gën a dund rek yàlla nañu yàlla gën a dolli sutura yàlla nañu yàlla gën a dolli tawfiix waaye di suux rek di pëtax di dem kooku musiba mu rëy la yàlla nañu ci yàlla musal bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Loolu moo tax Seydina Adama alayhi salaam bi mu wàccee ci kaw suuf ci guddi xaaju guddi ñu wàcc yàlla wàcce ko ci kaw suuf mu wàcc ci kaw suuf ndeysaan gisul dara mu lëndëm këris mu lëndëm xamul fenn xamul penku xamul soowu mu wàcc ci suuf soo xamante ni xamu ko woon coono dikkal ko ñaq dikkal ko njàqare dikkal ko tiit dikkal ko xiif dikkal ko mu jaxasoo lool waaw sama borom nag daal di toog ba càgg rek daal di xar ci biir lëndëm googu mu xar ci suba jot fajar jot mooy li mu wax ci alquran tuuliju layla fi nahaari wa tuuliju nahaara fi layli wa tuxriju alxaya min almayiti wa tuxriju almayita min alxay tarzuq man tasha bi geyri xisaabin ca qul illahuma malika almulk. Gis nga sama borom moom laay wax léeg-léeg ma ne su guddi jotee kenn xamul fan la nëbb bëccëg
su bëccëg jotee kenn xamul sama borom fan la nëbb guddi waaw noonu sama borom di doxalee noonu di nëbb guddi ba kenn xamul fan la koy nëbb du bëccëg jotee di nëbb bëccëg ba du guddi jotee kenn du xam fan la bëccëg ne yàlla nañu yàlla suturaale noonu ñun ñëpp àdduna ak àllaaxira yàlla nañu yàlla musale noonu ñun ñëpp àdduna ak àllaaxira waaw ba nga xamante ni tabaarakallahu kenn du mën a jot ci ñun ba ñuy def baa nga ñuy wax loo xamante ni tabaarakallahu dañuy lor fii ci àdduna wala ci àllaaxira yàlla nañu yàlla sàmm ñun ñëpp musal ñu gis nga loolu mooy moom nag bi loolu amee mu gis fajar gi leer naññ mu xàmmee géej gi xàmmee suuf si xàmmee pax yi xàmmee jaan yi xàmmee jur gi xàmmee gis boppam gis ni mu ñaqee gis ni mu tiite woon gis ni mu jaxasoo woon gis lépp li nekk ci moom ci njàqare ki tiis ca saasi rek mu daal di rot ci suuf daal di sëgg daal di taxaw julli benn ràkka sujjóot daal di jóg taxawaat julli beneen ràkka daal di sëlmal daal di ne lii maa ngi ko def sante ko yàlla subhanahu wa taala foofu la fajar juddoo waaw kay mbokk yi bu dee am na ñuy suivre ngeen bind résumé yi en commentaire ndax yeneen mbokk yëpp mën cee profité incha allah bala ñu dem ci français bi kon yaakaar naa loolu leer na mën nañ ko topp de waaye dañ koy tënk noonu ngir ñëpp mën cee barkeelu ki njëkk julli tisbaar ci kaw suuf wax naa leen ko mooy Seydina Ismaïl alayhi salaam moo njëkk a julli tisbaar ci kaw suuf Seydina Ismaïl moo njëkk a julli tisbaar ci kaw suuf waaw ndeysaan moo njëkk a julli tisbaar ci kaw suuf gis ngeen keroog ba ko baayam waxee ne ko yaa bunayya inni ara fi lmanaami anni asbaxuka fanzur maza tara qaala yaa abati ifcal ma tuumar satajiduni insha allahu min alsabirin falamma aslama watallahu liljabini wa naadaynaahu an ya ibrahimu qad saddaqta arruya inna kazalika najzi almuxsinin ba yàlla wax ne wa fadaynaahu bi zibhin azim ba ko yàlla muccalee keroog ci rendi gi ko baayam waroon a rendi Seydina Ismaila moom ci boppam dafa daal di jóg ba mu jógee lim njëkk a def mooy rot ci suuf taxaw tari rot taxaw tari rot taxaw tari rot taxaw tari rot muy ñeenti rakaa moom moo njëkk a julli tisbaar ci kaw suuf ñu ne ko waaw lu tax nga def lii mu ne ko dama koo def rek sante ko yàlla ci njàqare bii mu ma teggi ndax tey jii dañ ma waroon rendi joxe woon naa sama kàddu pour ñu rendi ma sama baay pare woon na pour ñu rendi ma sama yaay pare woon na pour ñu rendi ma kon nag sama borom indi am xar remplacer ma ko ma sante ko yàlla ci ñeenti taxawaay yooyu yépp ñeenti maqaama yooyu ma boole ko muy ñeenti raaka ma sante ko yàlla waaw kan moo njëkk a julli tàkkusaan ci kaw suuf ki njëkk a julli tàkkusaan ci kaw suuf mooy Seydina Yunus alayhi salaam Seydina Yunus alayhi salaam moom lañu Yunus ibnu Matta soo leen fàttalikoo keroog bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demee fële ca Taif doon seeti waa kër nijaayam yi ngir woo leen ci lislaam am na ñu ko fekk foofu am na benn tool bu mu doon wax ak ay nit histoire bu gudd la yaakaar naa waxtaane woon naa ko ba pare waaye keroog ba mu laajee waa ji ne ko foo dëkk mu ne ko man maa ngi dëkk fi ñuy wax Ninive waaw mu ne ko ah dëkk boobu de mooy dëkku sama mbokk ma Yunus ibnu Matta waaw moom la Niniwa mooy Ninive waaw mu ne ko foofu mooy sama dëkku mbokk mu yonent ma Yunus ibnu Matta Yunus bii nag histoire bu gudd la moom it waaye xam ngeen ni la xewoon ca dëkkam ba mu génn wàcc leen fa daw ca gaal ga ngir yaakaar ni loolu dina ca mucc ndax découragement bu mu amoon ci peuple am ak ya ca xew yépp dafa mujj ñu bantale ko li ñuy wax ci français tirage au sort mu dal ca moom Seydina Yunus ñu jël ko sànni ko ci biir géej gi ngir gaal gi bañ a suux histoire bu gudd la waaye keroog bi mu duggee ci biir géej gi tabaarakallahu sama borom
wax na ko ci alquran yaakaar na suratul anbiya ila wala taaha mu wax ni wa dannuuna id dahaba mugaadiban wa danna an lan naqdira alayhi fa naada fi zulumaati an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin waaw kay mu daal di woo yàlla ci biiru jën wi sama borom digal jën wi mu génne ko yàlla wax na ko surat Saafaat ne falawla annahu kaana min almusabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun falawla annahu kaana min almusabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun donc Seydina Nuux su waxul woon laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin du day sax ba faw ci biiru jën woowu donc comme yàlla musal na ko mu mucc ci lëndëmuk ñeenti lëndëm yooyu mooy rëcc-rëcc bi mu def ba dem ca gaal ga mooy premier lëndëm gi deuxième gi mooy lëndëmuk guddi gi ñaareel bi mooy mooy lëndëmuk ndox bi ñetteel bi ñeenteel bi mooy lëndëmuk biiru jën wi ñeenti rëcc-rëcc yi ñeenti lëndëm yi lëndëmuk rëcc-rëcc bi mooy njuumte gi mu def ak lëndëmu guddi gi ak lëndëmu ndox mi ak lëndëmu biiru jën wi ba mu ca muccee mu génn daal di def ñeenti rakka bu nekk mu sante ko yàlla benn rakka bi mu sante ko yàlla ci njuumte gi mu juum yàlla jéggal ko mu sant yàlla tamit ci lëndëmu guddi gi ko yàlla génne mu sant yàlla ci lëndëmu ndox gi ko yàlla génne waaye mu sant yàlla tamit ci lëndëmu biiru jën wi ko yàlla génne kooku moo njëkk a julli tàkkusaan ci mbindeefu yàlla yi mooy ñeenti rakkay tàkkusaan waaw kay kan moo njëkk a julli timis ci mbindeefu yàlla yi ki njëkk a julli mi def ci timis ci mbindeefu yàlla yi mooy Seydina Isa alayhi salaam ndax moom dañoo waxoon ne moom yàlla la yaayam yàlla la papam yàlla la moom la ñuy wax la trinité léegi nag pour dàq li ñuy wax la trinité moo tax moom it ba coow la baree mu daal di taxaw julli ñetti rakka ñu ne ko ñetti rakka yi lu tax nga def ko mu ne dama bëgg setal sama bopp setal sama yaay ba noppi saxal ne yàlla rek a fi nekk benn bi rakka bi dama ciy setal sama bopp benn rakka bi dama ko setal ci sama yaay beneen rakka bi dama ko saxalee ni yàlla rek moo fi nekk ma sante ko yàlla subhanahu wa taala kon macha allah Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam ngoog ak tabaarakallahu ñeent mooy rakkay timis ki njëkk a julli géeye ci kaw suuf mooy Seydina Moussa alayhi salaam ndax moom wax xam ngeen histoire am moom it histoire bu doy waar la sama borom moo ko booleeg Firawna mook Seydina Haruna alayhi salaam waaye keroog bi mu génnee ànd ak waa Égypte yi mooy copte yi tabaarak jóge foofu banu Israël je veux dire mu am ak ñoom mu am ak copte yi ay problème bi mu génnee dem Seydina Moussa alayhi salaam Firawna daf ko dàq waaye bi muy mucc ci Firawna moment wu gee la moment wu guddi la heure wu gee la léegi nag bi mu muccee moom it mu daal di sujjóot daal di taxaw julli benn raaka julli ñaari raaka julli ñetti raaka julli ñeenti raaka sante ko yàlla subhanahu wa taala ci mucc gi ko yàlla musal ci Firawna mi nga xamante ni du ko jàppoon kenn waxatu ko tey ji beneen histoire lay doon ki njëkk a julli shafa ci kaw suuf mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ñuy wax shafa ci ñun ki ko njëkk a julli awalu man salla ash-shafa wa nabiyullahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi bayt al maqdis amama al anbiya'i kullihim donc ki njëkk a julli shafa mooy rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ca baytul maqdis mooy julli googoye ñu wax ne taqaddamta lissolaati fa sallaw kulluhum muqtadin wa anta imaamu moo ngoog julli googee subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa allazi barakna xawlahu ba aaya ba jeex wan najmi ida hawa ba aaya ba jeex moo ngoog julli googu am na julli gu fa yonent bi julli lambiyaa u yëpp julli ci ginnaawam julli googu moom mooy shafa mooy ñaari rakk yooyu mu fa julli woon waaw kay kan moo njëkk a julli li ñuy wax witar kan moo ko njëkk a julli ci kaw suuf nee nañu mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu jugee màkkatul mukarrama dem baytul maqdis jóge baytul maqdis xotti asamaan yi juróom-ñaar ba àgg fi ñuy wax sidratul muntaha indaha sidratul muntaha indaha jannatul mawa inda sidratul muntaha indaha jannatul mawa sidratul muntaha googee ba fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxawee xew-xew bu rëy boobu am fa ci digganteem ak mbokk malaayika yi dafa sujjóot moom it daal di julli benn rakka sante ko yàlla foofu la witar jóge kon
ñeent yaa ngoog incha allahu taala juróom yaa ngoog incha allahu taala juróom benn yaa ngoog juróom ñaar yaa ngoog muy suba ak tisbaar takkusaan timis gee ak shafa witar wax naa leen benn yonent bu ci nekk yonent bi ko def waaye wax naa leen tamit ban lan moo tax yonent yooyu def ko te lépp li ko waral kenn ku nekk ci ñoom mooy danga koo def ngir sante ko yàlla kon ruuxu julli secret julli mbóot mi nekk ci julli mooy alhamdulillah mooy delloo yàlla njukkal yàlla nañu yàlla dimbali donc awalu man salla al fajra huwa sayidna aadama alayhi salaam xiina uhbita ila al ardi min al jannati wa azlamat alayhi dunya wa xiina وجن الليل ولم يكن يرى قبل ذلك فخاف خوفا شديدا فلما انشق الفجر صلى ركعتين شكرا لله وأول من صلى بعد الزوال الظهر هو سيدنا إبراهيم عليه السلام حين فدي ابنه إسماعيل عند الظهر صلى 4 ركعات شكرا لذهاب غمه عليه الصلاة والسلام وأول من صلى العصر سيدنا يونس بن متى حين أنجاه الله سبحانه وتعالى من الظلمات الأربعة هي الزلة والليل والماء وبطن الحوت وأول من صلى المغرب هو سيدنا عيسى عليه السلام لنفي الألوهية عن نفسه ولنفيها عن والدتها سيدتنا مريم عليه السلام ولإثبات الألوهية لله تبارك وتعالى وأول من صلى العشاء هو سيدنا موسى عليه السلام حين خرج من مدين وكان وراءه عدو الله فرعون فلما أنجاه من ذلك صلى 4 شكرا لله تبارك وتعالى وأول من صلى الشفع هو نبي الله محمد في بيت المقدس أمام الأنبياء كلهم وأول من صلى الوتر هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الملائكة عند سدرة المنتهى في إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر وعلمه جبريل عليه السلام تلك الصلاة في يومين متواليين إن شاء الله تعالى donc dañ ko doon tënk ci arab ngir sunu mbokk yi nga xamante ni ñoom it dañuy bëgg a barkeelu yaakaar naa bi ma defee sama récapitulatif yaakaar naa war ngeen a corriger ak man ci deuxième bi dama ne ki njëkk a julli te suba mooy Seydina Adam ki njëkk a julli tisbaar dama wax ne Seydina Ismaïl la mais en réalité Seydina Ibrahim la kon Ibrahima Diop bu dee yaa ngi bind nga corriger loolu incha allah Seydina Ibrahim mu njëkk julli tisbaar waaye nag tabaarakallahu ni ma ko waxee histoire bi noonu la demee Seydina Ismaïl moo mucc yàlla Seydina Ibrahima njàqare gi nekkoon ci moom dañ mu daal di sant yàlla julli ñeenti rakka ma ngoog incha allahu taala loolu corriger leen ko. yéen ñi may déglu tamit ngeen corriger loolu seen bopp donc Seydina Ismaïl laa waxoon waaye Seydina Ibrahima la bi Seydina Ismaïl muccee waaw loolu c'est à préciser donc chers frères en Dieu nous allons inch'Allah faire un petit résumé de ce qu'on vient de dire en wolof pour nos frères qui sont d'expression française inch'Allah ta'ala donc on a dit que le premier à prier la salatul subh ou bien la salatul fajr selon certains c'est Seydina Adam alayhi salam. Pourquoi il a fait la prière de Subh? Pourquoi? Parce que Allah l'a fait descendre sur terre. Il est descendu sur terre, Seydina Adam, en provenance du paradis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé une obscurité indescriptible parce qu'il ne connaissait pas ça auparavant. Et la nuit était très longue et il ne connaissait pas ça. Et il n'était pas habitué à ce genre de situation parce qu'il était au paradis où il n'y avait rien de problème. Et il avait très peur, il était très inquiet. Et quand le Fajr est venu avec sa clarté, avec ses rayons, avec le soleil, Sayyidina Adam alayhi salam a voulu rendre grâce à Dieu et il a fait 2 raka'a. Et c'est la naissance même de la prière de Subh. Et c'est le secret qui se cache derrière la prière de Subh. Il a fait ça pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier à prier Zuhr
Tisbar, sur terre, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam. J'espère que vous allez corriger avec moi en français parce que j'avais dit que c'est Sayyidina Ismaïl alayhi salam, mais en réalité c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam lorsque Allah a sauvé son fils par l'entremise d'un mouton, d'un gros mouton, d'un gros bélier. Masha'Allah, il a fait 4 raka'as pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir préservé son fils qui s'appelle Ismaïl alayhi salam. Et le premier a prié la prière d'Asr, Takusan sur terre, c'est Sayyidina Yunus alayhi salatu salam. Yunus ibn Matta, Masha'Allah, qui a été sauvé de 4 obscurités. L'obscurité de son erreur, l'obscurité de la nuit, l'obscurité de l'eau et l'obscurité du ventre de cette baleine-là, de ce gros, très gros poisson. Masha'Allah, Allah, il dit dans le Coran, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Il a dit aussi, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ إِنِّي كُنْتُ min al-zalimin, masha'Allah. Donc il avait été sauvé de ces 4 obscurités et pour rendre grâce à Allah, il a fait 4 raka'as et chaque raka'a est devenu la prière. Ces 4 raka'as sont devenus la prière de Asr. Donc c'est le premier à prier Asr sur terre. Le premier à prier la prière de Maghrib sur terre, c'est Sayyidina Isa alayhi salam. Parce que on dit, il a trouvé son peuple dire que lui il est Dieu, sa mère est déesse et Allah, Dieu aussi est Dieu. Donc 3 dieux, pour un seul monde. Sayyidina Isa, pour refuser, pour battre en brèche, pour porter à faux, se porter à faux contre tout ce qu'on a dit sur lui, sur son caractère divin, de même que sa maman, de même que Dieu lui-même, il a voulu faire rester la divinité de Dieu, son caractère divin, Allah subhanahu wa ta'ala, et refuter de la manière la plus catégorique tout ce qui est divin pour lui et tout ce qui est divin pour sa mère. C'est pour cela qu'il a fait 3 raka'as. La première raka'a, c'est pour dire que je ne suis pas Dieu. La deuxième raka'a, c'est pour dire ma maman n'est pas déesse, elle n'est pas Dieu. La troisième raka'a, pour dire que Dieu est Dieu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc c'est la naissance de la prière de Maghrib. Donc c'est une prière pour réfuter et pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir donné cette capacité de pouvoir dire à la face du monde qu'il n'est pas Dieu, sa mère n'est pas déesse, mais c'est Dieu seulement qui est Dieu. Qu'Allah nous aide et nous protège. Le premier sur terre à prier la prière de Isha ou Gué, c'est Sayyidina Moussa alayhi salam. Parce qu'il était sorti de Madiana. Et il a été poursuivi par le pharaon. Et quand Allah l'a sauvé, c'est une longue histoire que vous connaissez vous tous, les musulmans. Donc quand Allah l'a sauvé, il a fait 4 raka'as pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir sauvé des griffes, de la méchanceté, de la haine et de cette envie de tuer que Pharaon avait contre lui. Donc il a fait 4 raka'as pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Aïwa, celui qui a prié pour la première fois la salatu al-shafa, le shafa, le shafa, c'est les 2 nafila qu'on fait après la prière de Isha, c'est le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a fait son voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Mi'raj, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Bayt al-Maqdis ou Al-Bayt al-Muqaddas, il a dirigé une prière et tous les prophètes ont prié derrière lui. Il a dirigé une prière où il n'y avait que des prophètes derrière lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et lors de cette prière, il a fait 2 raka'as. C'est ces 2 raka'as qui ont donné naissance à ce qu'on appelle Al-Shafa. Al-Witr, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait, qui est le premier à le faire sur terre, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait quand il faisait son voyage nocturne encore, devant les anges à Sidratul Muntaha. Il y avait une grande histoire qui s'est passée là-bas. Et quand il a vu que, masha'Allah, on lui a redonné tous ses honneurs, on lui a donné tous ses pouvoirs, Sidna
Djibril ne pouvait plus continuer, pouvait plus avancer. Il a su que sur terre, il n'y a que lui, et dans la royauté et dans le malakout, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il a rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant une seule raka'a. Et cette raka'a a donné naissance à ce qu'on appelle Al-Witar. Donc, chers frères en Dieu, toutes les prières qu'on fait, la prière de Subh, Sidna Adam l'a fait pour rendre grâce à Dieu. La prière de Zuhr, Sidna Ibrahim l'a fait pour rendre grâce à Dieu. La prière de Asr, Sidna Yunus l'a fait pour rendre grâce à Dieu. La fête, hein, il faut accorder s'il vous plaît. La prière de Maghrib, Sidna Isa alayhi salam l'a faite pour rendre grâce à Dieu. La prière de Isha, Sidna Moussa l'a faite pour rendre grâce à Dieu, subhanahu wa ta'ala. La prière de Shafa, Sidna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a faite pour rendre grâce à Dieu. La prière de Witar aussi, sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Muhammad l'a faite pour rendre grâce à Allah. Donc, quelle est la conclusion qu'on doit tirer de ce que je viens d'énumérer comme prière? Subh, grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu. Zuhr, rendre grâce à Dieu. Asr, rendre grâce à Dieu. Maghrib, rendre grâce à Dieu. Isha, rendre grâce à Dieu. Shafa, rendre grâce à Dieu. Witar, rendre grâce à Dieu. Moi, je parle des origines de la prière, du caractère historique, du substrat, de l'essence même de chaque prière. Parce qu'il y a de ces choses, pour les comprendre, il faut creuser jusqu'à la moelle, jusqu'à la base, jusqu'à la sève, pour pouvoir vraiment détecter et comprendre de manière très claire, très nette, très précise, très limpide, le pourquoi du comment. Mais celui qui connaît la prière, il ne va jamais l'abandonner. Regarde, en faisant ton subh, tu es Adam. En faisant ton zuhr, tu es Ibrahim. En faisant ton asr, tu es Yunus alayhi salam. En faisant ton maghrib, tu es Sidna Isa alayhi salam. En faisant ton Isha, tu es Sidna Moussa. En faisant ton Shafa, tu es le prophète Mohammed. En faisant ton witr, tu es le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai dit que donc l'incarnation, la prière en réalité c'est une incarnation de tous les caractères qui se résument en un seul mot qui est la grâce, alhamdulillah, que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam avaient, les prophètes alayhi salam avaient, hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même en chaque jour. Sidna Adam il l'a fait une fois. Sidna Moussa, il l'a fait une fois. Sidna Isa, il l'a fait une fois. Sidna Yunus, il l'a fait une fois. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a continué à le faire. Donc, les prophètes, ils l'ont fait une fois pour rendre grâce à Dieu. Dieu t'a donné l'occasion pour toi maintenant de chaque jour de rendre grâce à Dieu. À l'image de ces prophètes-là. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, la prière, ce n'est pas une mince affaire. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de musulmans qui négligent la prière. Moi, je dis que ce n'est pas parce qu'ils veulent négliger la prière. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'est la prière. Ils croient que la prière, c'est de la gymnastique. Ils croient que la prière, c'est des mouvements. Ils croient que la prière, c'est s'habiller, c'est porter un djellaba. Non, non, non. C'est plus que ça. La prière, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation de la grâce qu'ont rendu tous les prophètes d'Allah. Tous les prophètes d'Allah. Attention, celui qui sait ça de la prière, c'est fini. Deuxièmement, moi je dis souvent, même s'il n'y a pas tout ça, il suffit seulement, pour celui qui croit en Dieu et qui aime le prophète Mohammed. Si on te dit que le prophète a prié, tu dois prier. Et voilà. Le deuxième grand secret, ce secret-là concerne les prophètes et le prophète. Mais il y a un autre grand secret qui ne concerne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son voyage nocturne. Et quand il est retourné, Allah lui a donné comme récompense, venant de lui, comme une corde venant de lui, comme une connexion sans fin venant de lui, la prière.
la prière. C'est comme si, quand on comprend bien, on va savoir que c'est comme si Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si mes serviteurs sur terre veulent faire le voyage que tu as déjà fait, ce voyage nocturne vers moi, je leur donne la clé de ce voyage-là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, ça signifie quoi ça? Donc, c'est lui qui prie. En réalité, il est en train de réaliser intérieurement, dans son cœur, dans son esprit, avec son corps, le voyage nocturne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà fait. Ça, c'est le grand secret. C'est le grand secret de la prière que les awliya connaissent. C'est pour cela qu'ils ne badinent pas avec la prière. Parce que la prière, en réalité, c'est chaque fois qu'ils font subh ou zuhr ou maghrib ou isha ou asr, c'est comme s'ils sont partis avec al-buraq pour faire leur ascension spirituelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai nommé al-buraq, il a fait son ascension spirituelle jusqu'à un certain niveau avec al-buraq, jusqu'à un certain niveau avec rafraf. Mais à un certain moment, il est parti de lui-même jusqu'à atteindre les sphères jamais pratiqué, jamais touché, jamais visité par quelconque créature. Mais nous, notre honneur, c'est quoi? C'est que le prophète a pris Al-Buraq, le prophète a pris Rafraf. Mais nous prenons le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme moyen de transport pour nous acheminer vers l'enceinte scellée d'Allah. C'est-à-dire que nous prions derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions comme priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons comme lui. Nous voyageons avec lui. Nous nous anéantissons dans la prière, dans l'essence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans une éternelle ascension dans la hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères en Dieu, la prière, ce n'est pas une mince affaire. Il ne faut pas la sous-estimer, qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais résumer tout cela en Wolof pour terminer, Inch'Allah. Et Inch'Allah, demain, on verra ce qu'on pourra faire ensemble. Nous attendons vos propositions, vos questions, vos critiques, vos remarques pour que on puisse continuer à se servir mutuellement et dans la recherche de l'agrément divin. Wallahi dëgg la waaw donc mbokk yi ñoo ngi jéggulu ñëpp ñoo ngi leen di soññ ci julli, ci ñu fonkaat julli, ci ñu jàppaat julli, ci ñu gëmaat julli, ci ñu nanguwaat julli, ci ñu gën a jàpp julli bañ koo yamale ak lenn ci kaw suuf, ndax amul dara lu xaw a toll ni julli ci kaw suuf, maa la ko wax. yaakaar naa soo leen ma dégloo bu baax, bu dee déglu ngeen ma bu baax di ngeen xam ni Seydina Adam moo njëkk a julli suba ci kaw suuf. ñu ne ko lu tax nga julli, mu ne dama koy sante yàlla. Seydina Ibrahim moo njëkk a julli tisbaar ci kaw suuf. ñu ne ko lu tax nga julli tisbaar, nga julli ñeenti rakka, mu ne dama ko def ngir sante ko yàlla. Seydina Yunus moo njëkk a julli tàkkusaan ci kaw suuf. ñu ne ko lu tax nga julli ñeenti rakka yi, mu ne dama ko sante yàlla. Seydina Isa moo njëkk a julli timis ci kaw suuf. ñu ne ko lu tax nga julli ñetti rakka, mu ne dama ko sante yàlla. Seydina Moussa moo njëkk a julli gee ci kaw suuf. ñu ne ko lu tax nga julli ñeenti rakka, mu ne ko dama ko sante yàlla. Seydina Muhammad moo njëkk a julli shafa ci kaw suuf. ñu ne ko lu tax nga julli ko ci kaw suuf, nga julli ñaari rakka ci jiite yonent yi, mu ne dama ko sante yàlla. ñii ñëpp ma jiite leen. ñu ne Seydina Muhammad moo njëkk a julli witar ci kaw suuf. ñu ne ko lu tax nga julli witar ci kaw suuf, mu ne parce que dama ko sante yàlla. waa léegi kon yow mi may déglu lan ngay jàpp ci julli? kon julli ruux gi, baatin bi laxasu ci biir julli mooy delloo yàlla njukkal. loolu moo tax ma waxoon leen ne leen l'abandon de la prière est le summum de l'ingratitude. ingrat dëgg purux dëgg
mooy ku xamante ni da ngaa sàggane julli wala nga bàyyi julli wala ngay julli gu ñaaw wala ngay wut ay xalaat di expliquer pour bañ a julli te pourtant moment boobu ngay lay julli woon nga bu yàgg. loolu mooy ingratitude bi gën a mag mbokk yi nañu xam ni gis nga kii taxaw di julli sooy julli suba yow ci saa si nekk nga aadama incarné nga aadama njëkk a julli suba ci kaw suuf yow xeetu yonent bi li tax ñun ñu gën ñëpp mooy ñun dañuy nekk ay yonent bi wax na ko nee na yonentu banu Israila moo sama borom xam-xamu xeet yi ñoo tolloo loolu waxin la junj la dama ne sooy julli suba aadama nga yaay Seydina Adama sooy julli tisbaar yaay Seydina Ibrahim sooy julli tàkkusaan yaay Seydina Yunus sooy julli timis yaay Seydina Aysa sooy julli gée yaay Seydina Moussa sooy julli shafa yaay Seydina Muhammad sooy julli witar yaay Seydina Muhammad xoolal lii ku koy dund dootoo jàppee julli ay fode dootoo jàppee julli ay caaxaan de dootoo jàppee julli benn affaire boo xamante ni nii moo nga pour doser la wala pour def ay gymnastique ak sëgg ak siggi déedéet da ngay xam ni lu sell la yaa ngi incarné ab yonent kooku mooy premier secret bi mbóot mi laxasu ci biir julli te jullit yu bari loolu xamuñu ko dañ ko sàggane moo tax yii dafa am solo soo xamee li laxasu ci biir julli gi dootoo ko sàggane aywa nan dem beneen mbóot mi gën a rëy ci mbóot mi ci mbóotu julli mbóot mi ci gën a rëy gën cee am solo xam nga mooy ban mooy ne julli gi ngay julli yonent bi daan na ko def allahu akbar allahu akbar allah julli yow budul dara rek sunne la yonent bi daan na taxaw rek kàbbar ruko siggi sujjóot toog sujjóotaat jug taxaw ñu suñ la waxee rek ne la yonent bi def na ko loolu rek doy na sëkk dama dégg tey ji wax ju ma neex wax ju daw yaram wax ju ma touché waxu ma xam ni kii jigéen la waaye nag moo ngay mos fa gaa yu baax ya di mosee soxna Mbenda Diop maa ko dégg ci journée de la femme tey jii mu ne bu ñu tubaab yi nax bu ñu occidentaux yi nax 1917 la ñu commencé di wax ay affaire de la femme ak droit de la femme sëñ Ousmane Sembène jërëjëf ci rappel historique bi waaw incha allah dinaa ko leeral léegi loolu ma wax waaw incha allah donc soxna Mbenda ne mu ne l'islam sagal na jigéen bu yàgg mook soxna Ndama Mbay ndeysaan sagal na jigéen bu yàgg teral na jigéen bu yàgg fonk na jigéen bu yàgg ñu dem ba ci biir ñoom yeneen sociétés yi ñu xam ne dañoo tardé ñu soog a daw naan dañuy wut benn bés di ko tuddee jigéen ñi te xamuñu ne l'islam sagal na jigéen ñi l'islam fexe na ba chaque jour di feetu jigéen soxna Mbenda ne su dul woon dara ci kaw suuf le fait que yonent bi rek yaayam di jigéen rek loolu doy na sëkk ndam ci jigéenu àdduna yépp allahu akbar waay bindal leen ma lii commentaire waay soxna Ndama nee na soxna Mbenda Jóob rabiatul adawiya soxna Mbenda nee na gis nga su nekkul woon li ñuy wax yépp ci lislaam wa isal mawudatu suilat bi ay dambin qutilat nee na su nekkul woon li ñu wax ci yaayu Cheikh Umar wax ko ci yaayu Cheikh Tijani wax ko ci yaayu maam alhaaji Ahmad Baro wax ko ci yaayu alaaji Mouhamed Ndieguène wax ko ci yaayu maam Sëñ Tuubaa yi wax ko ci yaayu maam alaaji Malick wax ko ci yaayu maam alaaji Ablaye Niass wax ko ci yaayu maam Sëñ Abbas Sall wax ko ci yaayu ku la neex tuddal ci kaw suuf nee na su dul woon lii yépp soxna Mbenda nee na le fait que yonent bi yaayam di jigéen rek doy na ndam allahu akbar wax jooju du lu ndaw de baax na jërëjëf donc kon tamit foofu man ci maanaa boobu rek laa waxee mooy comme yonent bi julli na rek yow war ngaa julli waa léegi dama ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee ci tukkeem bu rëy boobu dem asamaan juróom-ñaar
ba xotti foofu dem ba feneen foo xamante ni moom dong moo fa mus a dem kenn musu faa jege kenn musu faa dugg dub yonent du waliyu du malaayika du jinne du rawaan du xuddaam du dara du amul benn mbindeefu yàlla bu mus a teg foofu tànkam rasulullaay teg tànkam amul. waaye keroog bi muy ñibbisi yóbbante ndam li ko yàlla jox pour mu jox ko xeetu yonent bi mooy julli man leen waa léegi lan moo tax yàlla jox julli xeetu yonent bi question boobu laa posé man leen réponse bi lu simple la mooy lan dafa mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yàlla man daal tukki bi ma tukki ñëw ci yow neex na yonent bi yàlla gis na xolom xam na ni xalaatul boppam waaye xeetam lay xalaat mu mel ni yàlla daf ko wax ne ko heure bu sa xeet wi kenn du ci bëggatee tukki bii nga tukki ñëw ba ci man yàlla na julli su jullee rek def na ascension nocturne bi mooy voyage nocturne man leen mbootu julli ndekete foofu la laxasu mooy yow ndekete heure boo kàbbaree yaa ngi jóge màkkatul mukarrama soo rukooyee yaa nga baytul maqdis soo sujjootee yaa nga sidratul muntaha jàkkaarloog borom bi di wax ak moom lu leer nañ moo tax yonent bi ne al musalli yunaaji rabbahu kuy julli day waxtaan ak boromam yonent bi nee na jaam bi fi muy gën a jege boromam mooy su sujjootee allahu akbar nee na dafa mel ni bu dee yàlla ko amoon nopp la yow sooy sujjoot sa gémmiñ yaa ngi koy teg ci nopp yàlla allahu akbar allahu akbar kon lii rek waroon naa tax ñépp di julli ndax heure boo jullee xamal ni incarné nga le voyage nocturne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo leen demee ci YouTube am na waxtaan yu ma def ci julli xool leen ko wala ngeen dem ci njegen.com def naa ci expliquer isra wal mi'raj ci boppam nan lañ ko taqale ak julli du début ba ca asalaamualeykum ga waxtaane naa ko ba pare damay bañ mu gën a guddal vidéo bi waaye yëf yaa ngoog mbokk yi yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla barkeelal suñu yëngatu zahiran wa batinan waaw sëñ Ousmane Lo dafa wax ne donc quand on prie on devient prophète waxin la on devient prophète boobu mooy da ngay incarner ay valeur am sant yàlla ga mu santoon yàlla yonent bi moom ngay yonent boobee muy Adama di Seydina Ibrahim di Seydina Yunus di Seydina Moussa di Seydina Isa ak Seydina Isa alayhi salaam di Seydina Muhammad cant gañ sant yàlla yow soo taxawee di julli waxtu bu nekk yaa ngi koy incarner te yëgoo ko soo ko yëgee nag kooku beneen tolluwaay la beneen daraja la bi ci des foofu laay tëjee incha allahu taala mooy julli dafa am solo waaye julli tamit na ngeen xam ni am na benn piège bu rëy bu ci nekk boo xamante ni léeg-léeg nga dégg ci ustaas yi ñoo xamante ni xamuñu dara maa ngi ñoom a yem dañuy mbëkk di dem rek léeg-léeg nga dégg leen ñuy wax naan sifatu salaati nabi sallallahu alayhi wasallam ñu ne dañuy def vidéo di jàngale nan la yonent bi doon jullee te léeg-léeg nga gis ci ñu ñeme yàlla ñoo xamante ni ku leen gën a ñeme yàlla ci kaw suuf amul dañuy jël ay hadis spéciaux dajale ko daal ne yonent bi nii la doon jullee ku deful nii defoo ne yonent bi doon jullee te benn action bi dama ne la déglul bu baax li may wax benn action yonent bi mën ngaa gis mu def ci ñetti façon kàbbar gi mën ngaa gis benn hadis yonent bi jël ay kàbbar loxoom noppam yu tedd yi ba ci loxoom yi nga gis beneen hadis yonent bi kàbbar ba ci mbaggam yu tedd yi nga gis beneen hadis yonent bi kàbbar ba ci dënnam bu tedd bi fi ween yi nekk loolu moo tax boroom xam-xam yi daal ne kon defal ci diggante bi su ko defee di nga am ci nopp bi am ci mbagg mi am ci ween bi mooy nga def ci diggante bi jeex na waaye am na ci ñoo xamante ni dañoo ñeme yàlla bëgg xëccoo bëgg seen ni ñu seen façon julli kese sax te xamuñu ni yooyu yëpp yonent bi def na ko sallallahu alayhi wasallam ñu naan la waaw nii la yonent bi doon defee ku ko deful amoo julli wala ku ko deful wàcc nga sunna te yeneen yi ci des yëpp ay sunna yonent bi la dafay mel ni waxtaane woon naa ko fi ci benn audio ci ko xab doog saddlu mooy yëkkati sa loxo sa dënn nag wàcce sa loxo ci suuf da ngay gis ñoo xamante ni dañuy def seeni vidéo di fen di wax yu ñàkk teggin di wax ne amul benn téere loolu noonu lañ koy waxee de amul benn téere bu ñu wane ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mus naa julli te wàccewul te xabduwul wala ñu ne la amul benn yonent boo xamante ni mus naa wàcc mu julli te xabduwul xoolal caaxaan yooyu te démb rek madinatul munawara
madinatul munawara yàggul photo yaa ngi fii ñëpp di ko gis dama ne la soo gisee waa madina kenn daanu ci xabdu te madina fa la yonent bi faatoo sallallahu alayhi wa sallam te amalu ahlil madina loolu dafa bokk ci masadiru al islam source diine daf ci bokk amal ahlil madina werante su amee nga ñëw fekk waa madina ñuy def leen werante amatul waa madina ñoom source lañu budul loolu yow ñaata ahadis demal ci rimaax bu Cheikh Umarul Fuuti demal ci téere yu bëree ñaata ahadis mooy wane ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli na wàcce ay loxom saxaaba yi am na ñu ci bëri dañ daan julli di wàcc seeni loxo benn exemple rek doy na sëkk benn exemple doy na sëkk gëstu leen ko ngeen xool ko ki ñuy wax Saïd ibnul Musayyib ñeen fukki at nee na julli na te tardewul benn takbiratul ihram Saïd ibnul Musayyib nee nañu mooy xayru taabiin yépp ñi topp ci ginnaaw yonent topp ci ginnaaw saxaaba yi moo ci gën te kooku daraan wàcce loxoom lu tax yooyu ñoom duñ ko wax duñ ko feeñal mais dañuy jéem a gëmloo nit ñi ne ku xabduwul amoo julli yooyu loolu mooy lan waa léegi ku kuuñ nag ku sa loxo kuuñ ku ñu dagg say ñaari loxo nag mënoo xabdu ki am taab ba mënta xabdu yooyu ay caaxaan la yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax def lañu très attention mënoo fekk fii Cheikh Umarul Fuuti di wàcce loxoom Cheikh Alhaaji Malick di wàcce loxoom Alhaaji Abdoulaye Niass di wàcce loxoom maam Alhaaji Abdoul Aziz di wàcce loxoom dégg nga Alhaaji Mouhamed Ndiéguène di wàcce loxoom Alhaaji Mamadou Seydou Madina Gounass di wàcce loxoom maam Amari Ndaak Seck di wàcce loxoom ñoom ñëpp nga bëgg leen a jël taxañ leen daal ne ñoom kat liñ doon def du sunna kon ñoom liñ doon def du sunna luy sunna ci kaw suuf ma ngok mooy question bi mu posé rek sëñ Ousmane yooyu ay caaxaan la xam nga lan moo am solo mooy ñaan yàlla mu nangul jullit yépp ñaan yàlla mu nangul jullit yépp parce que doo bëggee taxaw fii di wax loolu ay erreur la musiba la Cheikh Tidiane ak njabootam gi yëpp dañuy wàcc seen loxo réewu jullit yi ci bëri dañuy wàcc seen loxo nga bëgg a taxaw ni loolu ku ko defoo sunna wàcc nga sunna nangam di wax te loolu defoo ko lu dul rek pour nit ñi soppi seen julli nit ñi daan julli di wàcc seen loxo yéegal seen loxo loolu defarul àdduna liy defar sa àdduna mooy ñu soppi seeni jikko soppi ni ngay jullee defarul sa àdduna taxul yàlla gërëm la taxul nga dem aljanna jëf ju baax góorgóorlu soppi say jikko raxas sa xol yéena ñëpp jàmm yéena ñëpp lu baax loolu mooy yóbbu nit aljanna mooy tax yàlla gërëm la mais du ay xabdoog ay sadlu yooyu ay caaxaan la mais doo demee tarixa tijaan Maam Alxaaji Malick day sadlu ak njabootam yëpp taalibeem sëñ Haadi Touré day xabdu fooy def sëñ Haadi ak cëram ak maqaamam ak wilaayam ak maarifaam ñu xamal ko wilaay gu wér péng mag ñëpp wax ko nañ def attention Alxaaji Ibrahima Niass day xabdu te pourtant bàyyam daraan sadlu maam Alxaaji Abdoulaye Niass sëñ bi nañ def ndànk nan ngay def maam Alxaaji Abdoulaye Niass mi daan sadlu nan ngay def maam Khalifa Niass mi daan sadlu nan ngay def maam Baye Ibrahima Niass Baye Niass El Hadj Ibrahima Niass mi xabdu noo koy def fooy jëm ak moom nooy def ak sëñ Abbas Sall mi daan sadlu sëñ bi yooyu baaxul bu dee ci tarixa tijaan baaxul bu dee yeneen ñi nga xamante ni dañuy xabdu te xabdu googu di xabdu politique rek la ak xabdu wanewu ak xabdu wane ni yow bokkook doo tijaan doo murit doo xaadir doo laayeen yow ci leneen nga bokk kooku moom it musiba mu rëy la mën nga def sax sa xabdu demal xabdu sa xabdu waaye li bon mooy ngay def say vidéo di gëmloo jeunesse bi di leen gëmloo ne ku xabduwul julliwoo te yow xamoo xabdu ndax yonent bi ci kaw putam la ko doon teg wan xar mooy fii wala ci dënnam la ko doon teg moom sallallahu alayhi wasallam wala ci kaw biiram la ko doon teg wala ci suufu jumbu xam la ko doon teg xamoo ci dara da ngay mbëkk di dem rek yooyu ay caaxaan la loolu dama ne woon dinaa ko wax mbokk yi ñu bañ a dugg ci piège boobu léeg-léeg nga gis nit ñëw waaw nga gis mu jël loxoom teg ci dënn lan la mu ne waaw dégg naa kii bi ñu ne yonent bi ni laan jullee waaw loolu mooy lan kon ñeneen ñi li ñuy def yonent bi daanul jullee noonu
mooy li ma doon wax loolu ci violence religieuse bi ci la bokk yàlla ñu yàlla dimbali tabaarakallahu wallahi yërmande yàlla yaatu na ñun ñëpp xaj nañ ci yooyu ay caaxaan la yow xabdu du farata du sunna du makruh du kenn bokkul ay yooyu ay détails la ci la ñuy sonal nit ñi nag di nga gis koo xamante ne day def vidéo 2 heures de temps di ci xabdu lan looy xabdu yow xamoo li ngay xabdu xamoo li ngay xamoo looy attrapé xamoo ca dara damal nga bàyyi nit ñi ñu julli seen julli ku nekk yàlla nangul ko yàlla nangul ñëpp loolu mooy li am solo waaw jërëjëf sëñ Cheikh Dieng mooy laaj ndax julli dëgg-dëgg ndax delloo yàlla njukkal la wallaay loolu kase la du leneen sax ku xam xaqiqa julli maanaa julli baatinu julli su mbóot mi nekk ci julli dëgg da ngay xam ni julli ndekete benn kàddu kase la mooy alhamdulillah julli alhamdulillah rek la al julli du début à la fin ndekete sant yàlla la parce que origine julli moo la ko wan kase sant yàlla delloo yàlla njukkal moo tax képp koo xamante ni li nga am jàpp nga ne yaa ko moom bul julleeti képp ku nga xamante ni li nga am yaa ko moom li nga am keneen na la ko jox bul julleeti waaye képp koo xamante ni yaa ngi nangu ci sa biir xol ne li nga am ci xel ci xol ci jëmm ci jàmm ci wér ci wërsëg ci teraanga ci ngëm ci ragal yàlla ci bëgg yàlla ci bëgg yonent bi ci bëgg ñu bëgg yàlla bëgg ñu bëgg yonent bi bu dee loolu yaa ngi koy delloo ci yàlla delloo ko ci wama bikum min ni'matin fa min allah loo leen am ci xéewal moo ngi jóge ci yàlla wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha soo leen di calculer xéewalu yàlla yi mënoo leen koo jeexal mënoo leen koo calculer moo tax Cheikh Tidiane wax yàlla ne ko falaka alhamdu ala makarimika allati la tuhsa wa ni'amika allati la tustaqsa fi lleyli iza adbar wa subhi iza asfar wa fi lbarri walbihaari walghuduwi wala saali wala ashiyi wal ibkaari wa zahirati wal asxaari wa fii kulli juz'in min ajza'i lleyli wan nahaar bu dee lii gëm nga ko yaa ngi koy dund ci sa biir xol xam nga nooy def ni ngay sante yàlla mooy ngay julli léegi nag lii doo ko weddee wala nga gëmee ko neneen wala nga dundee ko neneen su la neexee bul julli kon dañuy jàpp ne képp ku xamante ni tàggali ko nga ak julli mooy jàpp nga ne li nga am ci teraanga jógewul ci yàlla li nga am ci xéewul jógewul ci yàlla li nga am ci njub jógewul ci yàlla ci keneen di jóge moo tax mbokk yi nañ góorgóorlu lu ñu jàppaat suñu julli détails yi ñu ciy dugal yëpp dara amu ci nañu sellal te setal te bu ñu dugg ci ay problème ku nekk la nga nekk na nga ko gëm te doyloo ko bu leen déglu benn vidéo wala benn audio wala waxu ay ñu kenn xamul fu ñu jógee ñëw naan la dooy julli da ngay toog ak dooy julli da ngay xabdoog da ngay dooy julleeg da ngay kii ak di la jéem a dugal ci ay détails yi dañuy indi ci yow ay sikki sàkka defal la nga daan def nga góorgóorlu ci mu sell mu rafet mu baax moo am solo waaye détails yooyu loolu defarul dara dañuy perturber dañuy yàqal suñu àdduna yàlla nañu yàlla dimbali bi jaahi Seydina Muhammad ñun daal li ñu gëm mooy ñoo ngi rafet njort ci mbindeefu yàlla yépp ñoo ngi rafet njort ci yàlla subhanahu wa taala pour mu nangul mi def yàlla yi ñoo ngi rafet njort booleeg nag di toroxlu di ñaan yàlla képp kuy julli te sellal te sa julli gi ngay julli wutoo ci lu dul jëfe ndigal ak roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jooxe sa farata ak def ko ngir yàlla musal la ci àdduna muccal la alaxira wallahi sooy xabdoog sooy satloog sooy irsaal ak sooy teg sa dënn ak sooy teg sa biir ak sooy teg sa jumbux noo jullee yàlla na yàlla nangul la waxuma la sax ñooñu mais dama ne ñi am sobe sax te yëguñu ko ñi jàpp fàtte ab cër te yëguñu ko ñi jàpp setul ñi sangu seen sangu baaxul ñi julli seen faatixa setul ma ne ñooñu sax waxuma la kuy xam doo koy seetlu waaye ñooñu sax billaahi maa ngi toroxlu ci kanamu yàlla di ñaan yàlla na yàlla nangul leen seen julli man lii laa gëm de waaye nekk fii di traumatiser nit ñi di leen gëmloo ay affaire di leen wax na ko deful lii defoo sunna yow da ngaa xam luy sunna mais sunna lu ko gën a élastique ci kaw suuf dafa am yonent bi da ngaa ñëw poser ko benn question mu répondre la keneen ñëw poser ko même question mu répondre ko beneen réponse keneen ñëw poser ko même question mu répondre ko beneen réponse benn bis laaj nañ ma ko fii ñu ne ma lu tax benn question yonent bi joxe 15 réponses man leen parce que dafay wane ne l'islam c'est une religion universelle julli gi tamit mais sëñ bi am na ñoo xamante ni seen koll yi dafa rëy dañuy lekk bay bëgg a dee ba duñu mën a taxaw julli ñooñu kañ xabdu moo leen arrangé
yow ku la wax ni la oustaz bi doon wax affaire xabdu yooyu lekkul ay dibeem lekk ay méchuweem ba biiram fees dell mënatul taxaw mu jël loxoom teg ci dënnam pour gën a mën a taxaw julli te soo demee ci moo atta ba xool ko jàng ko bu baax billahi di nga xam li ma la wax am na ci ñu bëri di wax xamuñu dara ci li ñuy wax dara laa la wax dañuy nappe rek billahi wax nga dëgg wax nga dëgg sëñ Ousmane Lo Ousmane Sembène billahi wax nga dëgg billahi wax nga dëgg jullit bu baax duy billahi bu dee xam na lan mooy julli li nga xamante ne du yoma xiyaame moom la ñuy njëkk a seet ci jëfi jullit bi ci jaam bi ci kanamu yàlla billahi bu dee yow ku jullit nga yéene ñëpp jàmm billahi doo wax kenn amul julli doo wax ni mukk ne lii nangam ak nangam wut say barrière teg pour lak nit ñi bàyyi la ñu nekkoon topp la yow kenn waxul ñu topp la kenn waxul ñu topp la ki ñu wax yàlla wax ñu topp ko mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna Muhammad nag il est le prophète universel c'est un prophète universel ñépp la fi nekkal moo tax kenn ku ci nekk ak sa niveau ak sa tolluwaay tibb nga ca la nga ca mën a jariñoo léegi nag bul saaga keneen ca la mu tibb bul saaga keneen ca la mu yor kii wax bismillahi rahmaani rahim kii wax alhamdulillahi rabbil alamin kee tari ci kaw kee tari ci suuf kee tari nii neexal kii tari ara sa yoon nekku ci bàyyil jaam yi ak seen borom mu juge leen lu ko neex mu def ci te yàlla lu baax rek lay def yàlla nañu yàlla yokk dimbali yàlla nañu yàlla yokk suturaal yàlla nañu yàlla nangul suñu jaamu yàlla mu bari mu néew yàlla nañu yàlla xiir ci julli yàlla nañu yàlla dimbali ñuy jóg fajar yàlla nañu yàlla xiir ci ñuy jóg waxtu yépp di dem ji ko joxe ji ay waay yàlla nañu yàlla xiir ci ñuy dem jàkka ji di julli ji waa Sénégal góorgóorlu leen yéen jeunesse bi góorgóorlu leen yéen ñi may déglu góorgóorlu leen chance bi ngeen am kenn xamu ko de keroog am na ci at ma jógee France ñëw dëkk ba am ku ne ma sëñ bi yow damay gis du waxtu yu jotee rek nga jóg waaxu dem jàkka ja man leen parce que yéen xamoo leen valeur u jàkka ji man bala maa julli ji 20 minutes lay dox fii mën naa bàyyi ban ne bismillah ma jóg ndànk dem julli ji sama julli te fee dooy julli gu nekk lu mu bon 8 minutes wala 10 minutes ngay julli Sénégal seen julli 3 minutes du ko dépassé gis ngeen ni mu neexee jàkka fo ñaari mètres yoo dox gis jàkka te julli Sénégal daa gaaw amul neige amul sedd amul sol manteau amul sol ay gants amul sol ay basket dara say carax ngay sol sa perkaal bu woyof dem jàkk ji julli ji lan moo lay téye dem julli ji ca mbooloo ma góor ca mbooloo lay jullee yàlla nañu yàlla xiir ci ñu jullee mbooloo julli mbooloo dama ne doo ko xësee ba mos ba yàlla mosal la mbóot mi dootoo ko bàyyi ba keroog ngay faatu mais am na ñu bëri mosaguñ ko mais soo demee tey demaat bu subaa nga toggaat tisbaar nga dem tàkkusaan nga dem kii doo mos mbóot mi mut saxal nga def 40 jours yoo xamante ne tardé woo ko ci jàkk ji mos ko nga xool ba leeru julli gi commencé xotti sa xol bi nga yëg présence su yàlla yëg xetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ngay xam ni julli mbooloo ci la mbóot yépp nekk mais am na ñu bëri xamuñu bu julli mbooloo te léegi man te gis nga maa xaraka bi rabbikal karim yàlla laaj noonu lañu ko Champions League ak lan lamb ak lan politique ak lan ay nabelas ay film ak lan ataaya yii rek mooy téye waa Sénégal de du liggéey du dara lii moo leen di téye Champions League mais kii nu mu tuddati Cristiano Ronaldo mais am na alal pare na Messi am na alalam pare na bu dee làmb ji ñooñu di futteeku di dóorante am nañ seen 100 millions ba pare seen 50 millions bu dee ataaya dootul jóge Sénégal ba yomal xiyam bu dee ab ceeb du jeex mukk yow yii moo tax nga bañ a dem jàkka ji julli ji mag ñi lu ñu daan wax heure boo waccee malaan wasifa wi ngir ab soxla yàlla dina bloqué soxla boobu ba wasifa wi jeex te du tee wasifa wi am julli gi tamit noonu la mel nañu bàyyi yooyu gis nga loo mënti jàpp lu mu mënti nekk man damaa gisul bu dee Sénégal googu xaw ma lan nga mën a jàpp lu war a tax nga bañ a julli amul waaw kon nag yëf yaa ngoog góorgóorlu leen rayante di dem ci jàkk ja rayante di jullik mbooloo ndax jullik mbooloo mbóot mi ci nekk mooy yàlla da koy nangu ndax su nangulee kenn ci mbooloo mu yëpp nangul ñëpp su nangulee kenn nangul ñëpp te il faut que yàlla nangul kenn sëñ bi
dooy dem tànk boo dëgg yàlla bind la ko tuyaaba jéggal la ko bàkkaar yëkkati la ko ay maqaama sooy dem yàlla jéggal la soo jullee suba ba noppi ci mbooloo mi ba tisbaar loo juum yàlla jéggal la ko nga julli tisbaar ba tàkkusaan loo juum yàlla jéggal la ko nga julli tàkkusaan ba timis loo juum yàlla jéggal la ko nga julli timis ba gee loo juum yàlla jéggal la ko nga julli gee ba fajar loo juum yàlla jéggal la ko mais sëñ bi lii lu ko gën a am solo am na juróomi yoon nga am ko rendez-vous ak yàlla gaa yi sàggan rek wallahi sunu jàkke yi France yi billahi moo gën a fees yu Sénégal yi fukki junni yoon ndax man damay jullee fii 270 personnes Sénégal amul benn jàkka bu mën a am 270 personnes ji julli normal te dëj amul takk amul ngénte amul foofu amul ay sarax yu am ci jàkka ji mënul ne dañoo war a góorgóorlu sëñ daara dañoo war a góorgóorlu te bàyyi yi ñuy wax yooyu amul sunu diine ji niñ ko jàppee jàpp ne ñun ñoo raw ci Sénégal ñoo raw ci diine ñoo mën ñëpp ci déedéet dañoo génnagul gaa yi génnagul rek ñooy wax loolu mais soo ñëwee France gi xam ni waa France yi ñoo mën waa Sénégal fukki junni yoon parce que mën ci diine du wax ju bari mën ci diine mooy jàkka ja mën ci diine mooy taxawu lislaam mën ci diine mooy jumaa yu xumb yu mat yu fees jàkk yu waxtu julli yu fees fajar yu fees dell loolu mooy mën ci diine waaw mooy mbir mi dem leen julli ji ne ñëpp dem jàkka ja julli ji waaw julli ji moo gën bul foo mënti doon demal fu mu mënti nekk foo nekk am na jullikaay koñ boo dugg jàkkaa nga fa hôpitaux yi am nay jàkka dispensaires yi am na jàkka foo dem am na jàkka koñ boo nekk ci wet gi jàkkaa nga fa loo jàpp bàyyi ko dem nga julli ji loolu mooy li am solo mais taxawaalu fii di sëñ bi topp ay yu kenn xamul toog ci buntu kër gi foofu ñuy nodd xam nga ne nodd pas sumaare yooyu ku jugul fajar yow la neex nodd pas sumaare yooyu ku jugul fajar yow la neex nodd yooyu muy nodd ku julliwul tisbaar yow la neex ku julliwul tàkkusaan yow la neex mais dégg nga nodd gi nodd nag aarif billah pire waxtaane woon naa ko fi ku xam mu aarif bii ne ñoo xam luy nodd parce que ñoom du ñu dégg pas sumaare yàlla la ñuy dégg muy woote te yàlla su wootee jëm yëpp a war a dem wuy ji ndax yàlla ruux lay waxal waaw kon yëf yaa ngoog waaw soxna Aminta Seck am na ci ñoo xamante ni ku leen topp de billaahi laa la wax sawar nga jëm yow yaay yóbbu sa bopp safara parce que ñoom ci seen bopp dañoo jàpp ni torox nañu amatul dara ci àdduna léegi li leen dese mooy toog ci télé bi ak ci rajo yi toog ci Facebook bi ak YouTube bi di menacer nit ñi di ragalloo nit ñi di tiitalloo nit ñi seen làmmiñ yëpp bokkaale yàlla moo ca sax xaram moo ca sax ludul sunna moo ca sax bidaa moo ca sax mais nit ki li ngay dund rek moom moo sax ci sa làmmiñ li ngay dund sa biir xol moo sax ci sa làmmiñ mais am na ñoo xamante ni seen làmmiñ la cay génn mooy laa ilaha illallah yu bëri salaatu fatiha yu bëri astaghfirullah yu bëri moo tax ñoom it seen wax génnul astaghfirullah génnul salaatu ala nabi génnul laa ilaha illallah yow sa subconscient il est infesté sa subconscient bida haram xawma shirk bokkaale yàlla xërëm moo nekk ci sa subconscient moo nekk ci sa bopp moo nekk sa biir xol moo nekk ci yow te yow yëgoo ko yow gis nga ñooñu dañoo waroon a di wut ay psychologue ay psychiatre lan leen war a yóbbu ak ay dalal xel ñu toppatoo leen dañoo dof dañoo feebar yow sa àdduna yëpp loolu nag la shirk haram bokkaale yàlla mais ana yàlla ci boppam ana yàlla ana sayyidina Muhammad mu baax yiw yonent bu yiw boobu ñuy wax laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufur rahim wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ana yonent bu baax bu yiw bu rafet bu set boobee nga xamante ni kuñ ko wax nga bëgg ko sopp ko mais koo xamante ni doo ko dégloo da ngay ci njàqare rek ngay nekk ci tiis rek ngay nekk te njàqare googu du njàqare rek ragal yàlla mais njàqare rek wax yu dem ba découragé la ci diine wax la ay wax yu raglu jël jullit yëpp def leen ñaari parti ku bokkul ci ñun ñooy waa sunna ñi ci des waa bidaa lañu laa ilaha illallah ñii ñoo bokk fii ñii bokkuñu fii ku bokk ñun mucc nga fi am na groupe boo wax yonent bi wax ne ñoom ñooy mucc ñoom ñooy mais loolu mooy lan ku leen topp da nga dem sawara te sawara boobu yaa yóbbu sa bopp sawara ndax ñoom dem nañ ba noppi yóbbu nañ seen bopp ba noppi parce que koo xamante ni jahannama rek ngay dundee safara rek ngay dundee xaraam rek ngay dundee shirk rek ngay dundee moo nekk sa làmmiñ parce que moo nekk sa biir xol lu fees ci xor tuuru ci làmmiñ lu fees ci xol tuuru ci làmmiñ ñi nga xamante ne nag laa ilaha illallah alquran ahadis yonent bi moo fees seen biir xol mooy génn ci seen i gémmiñ bu den leen topp maa la ko wax jàpp leen seen diine
bu leen topp yu bees yi ñuy indi ci réew mi di ñu sonal di sonal nit ñi yàlla nañu yàlla dimbali yàlla dolli jàmm dolli sutura yàlla nangul ñëpp baal ñu baal xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla jégal ñu suñu ñaawteef yëpp baal ñu bi seydina muhammad guddi gi àjjuma ji yàlla barkeel ko ñoo ngi ndokkeel mbokk yëpp nag tabaarakallahu waa taxkaw yi dégg naa ñoo ngi ca liggéey ba macha allah waa Grand Thiès ñoo ngi ca liggéey ba waa cité ouvrière ñoo ngi ca liggéey ba waa jaxaaw waa njuuxaan tabaarakallahu mbokk yëpp ñi ci des tamit ñoo ngi fii ànd ak ñun tabaarakallahu ànd ak ñun en direct ngir ñu séddoo waxtaan wi ci julli ñoo ngi ñaan yàlla mu gindi ñu ci zahir ak ci batin bi jaay sidna muhammad kon nag ñu bàyyi gars yi ñu mën a naafila ñi war a liggéey suba tamit mën a waajal noppalu tuuti balaa fajara jot insha allahu taala wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah